أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم mbokki jullit yi assalaamu aleykum mbokki taalibe yi yéen tout tànk yi Touba Toscana seen mbokkum taalibe Pape Demba moo leen di siyaar di leen baalu àq te di leen ndokkeel tey jii ci bés bii nga xam ni moo di bésub laylatul xadar di ci sàkku ñaan waaye di leen ñaanal suñu borom nangul ñu lépp loo xam ni def nañ ko fi mu di jaamu yàlla ñaanal ñu njëkkal taxaw ñu ba teg ñu ci yoonu siraatal mustaqim di leen ziar waaye di ziar daayira bi yëpp di ziar it kenn ci yéen defe naa ni ci daayira tout tànk bi la bokk mu di soxna Kumba Ngom yàlla dogal waajuram bàyyi ko fi bërki dem tudd Serigne Saliou Ngom ñu leen koy ziar di ko ziar mbokk yëpp ñu fas yéene nag tey jii dellusiwaat ci li nga xam ni moo di seen émission diisoo ak laayante biir may ziar bu baax sëñ Seydina ak Serigne Fallou Niang ñoom ñi nga xam ni ñoom laa àndal liggéey ak soxna Marème ci seen taxawaay ci seen yëg-yëg wax dëgg fa yàlla soññu beeg pas-pas bi feeñ na lool ci seen taxawaay ñu leen ci ziar bu baax jërë ngeen jëf waaw tey nag ñu fas yéene waxtaan ci lii nga xam ni moom mooy loi bi nga xam ni moom la conseil des ministres yi voté démb mu di régularisation 2020 ma leen di xamal nag ni dafa am différence entre régularisation ak sanatoria. Italie lu ci ëpp sanatoria lañ daan def sanatoria buñ koy wax moom maanaam dañuy wax mi ngi jóge ci baatu sanare mooy lépp loo xam ne rek jubul woon ñu delloo ko ci yoonu jub loolu mooy sanatoria. waaye nag régularisation maanaam ay situation la xëy na am na li tax ñu def waxin wi dafa am luñ ci jublu loolu moo tax xëy na ñu tuddee ko régularisation ñi ngi ko voté démb conseil des ministres jàll na ci conseil des ministres bi donc en principe war na jàll tam ci ñaari chambre sénat beeg députation bi parce que yooyu mooy ñaari passage yi nga ñi ci des ndax loolu moo ci gën a am solo bu jaaree foofu en général ci la ñuy def yenn modification yi yokk ci liñ ci war a yokk dindi ci liñ ko war a dindi waaye ci la ñuy teg tomb yi nga xam ni wax dëgg fa yàlla dinañu mën a xam ci tegtal bu leer nii ak nii lay déparé nga xam ni su boobaa nag bu fa génnee rek ci la ko président de la république di signé moom la ñu woowee promulgation bi doog ko nag publier ci gazette officielle bi ci yoon régularisation bi mi ngi war a tàmbali le 1er juin bu demee le 1er juin mi ngi jeex le 15 juin kon ñu xam ni mayam kayit bi mi ngi tàmbali le 1er juin incha allah ba le 15 juin waaw secteur yi mu concerne nag maanaam mooy secteur yi nga xam ni ñoo nekk ci wàllu agriculture tey jii bu ñuy wax agriculture mën nañ ci wax allevamento mooy ñiy sàmm xeetu zootechnique pesca mooy napp gi aquaculture mooy ñi sàmm jën yi aquaculture noonu lañ ko mën a tuddee mooy ñi nga xam ni dañuy sàmm jën yi ci mbànd yi waaw ak assistenza alle persone affetto da patologia mooy ñi nga xam ni dañuy toppatoo ay doomu aadama yoo xam ne dañoo am ay wàññeeku wala boog képp koo xam ni am nga lavoro domestico kon loolu mu mel ni
yàlla def na ci sutura ndax tey jii lavoro domestique boobu xam naa dinañ ci dugg mën naa ni daanaka ñun ñii sénégalais yi ñu ci bari war nañ na cee mën a jaar ba mën cee régulariser wu ndax en général lavoro domestico ki nga xam ni nekk na en règle yore ay rédito yu nekk en règle war na mën a dugalal mbokkam ci këyit yi léegi nag li tax régularisation bi am maanaam dara waralu ko lu dul kii bi yi nga xam ni moo fi am mu di Covid bi 19 ndax bi mu amee ñu tëj frontières yi daanaka dafa am ay secteurs yoo xam ni lu mel ni tool yi nga xam ni waxtu wi bu jotaan ñi dëkk ci pays de l'Est yi ñi daan ñëw di nawetaan si yëpp dañuy ñëw liggéey si waaye yàlla dogal jamono yi yëpp ñooñu dañoo am jafe-jafe parce que bu ñu tëjee frontières yi kenn mënatul ñëw liggéey si léegi nag loolu moo poussé gouvernement bi ndax tey jii campagne bi bu ñu commencé wul liggéey boo moytuwul daanaka lu ëpp ci mbay mi day yàqu agriculteurs yi def pression ci gouvernement bi sedd waaye boo leen di xool daanaka du agriculture yi rek baykat yi def nañ pression waaye yeneen xeetu liggéey itam def nañ pression defuñu fi nag ñi nga xam ni ñoo nekk ci wàllu ay maçonnerie defaluñu leen fii maanaam bokkuñu ci kii bi waaye yàlla mën na def ndax ne dama koy wax loi bi actuellement mënaguñu xam exactement ñoom dañu bind benn maanaam def nañu projet de loi bi jëmm ji judd na léegi mbubb mi ñu koy solal moo des kon nañu xam ni fii ak i fan incha allah dinañu tàmbali liggéey boobu ci chambre des députés yi ak kii bi nu tudd ak Sénat bi pour voter loi bi ma leen di xamal aussi ñi nga xam ni dañu amoon seen permesso di soggiorno ñu téye woon ko ci biir permesso bi jeex ñoom dañu bind ñi nga xam ni seen permesso dafa scadere depuis le 31 octobre 2019 wala maanaam seen kii dafay waaj a jeex te amuñu liggéey ñooñu itam dinañ leen defal permesso boo xam ni bu fekkoonte ni par exemple jotoon nañu demandé motivo attesa di occupation nga xam ni mënutuñ ko laajaat ñooñu yoon may na leen pour le moment ñu may leen entre 3 ak 6 mois mais actuellement li may wax rek dañ ko war a définir jubóoguñ ci mais képp koo xam ni sa permesso dañ ko téye woon ci biir wala muy waaj a jeex te amuloo liggéey di nga mën a renouveler ce séjour mais actuellement dañu nekk ci xëccoo ndax ñii nee nañ 3 mois ñii ni 6 mois donc foofu ci fànn boobu waxaguñ ci dëgg ñaata temps lañ koy def yàlla mën naa def xëy na fii ak ñuy jubóo ci kàddu ak njàppandal am ci ba mu gën a yaatu waaye daal nañu xam ni képp ku sa permis di jeex boo amul contrat dinañ la ko renouveler mu gën a yaatu 6 mois kon nag loolu nañ ci bàyyi xel. demande bi naka lañ koy présenter xam ngeen en général fii saa yu ñuy def demande yi lu ci ëpp ci portale ministère de l'intérieur xam naa du ñàkk ci boobu lañ koy def waaye nañu xam ni demande bi ñu ngi koy commencer le 1er juin mu jeex le 15 juillet léegi nag liñ ci wax mooy dañu ne booy présenter demande bi capo di lavoro bi maanaam datore bi dina joxe benn una tantum forfettario bu 400 euros ki nga xam ni mooy lavoratore bi moom dina versare 160 euros donc xam naa ni xëy na dañ ci dugal ay marque de bolog yooyu waaye demande bi normalement 560 euros la ñuy fay ci demande bi 400 euros yi datore di lavoro bi moo koy versé 160 yi kii moo koy versé nu mu tudd ki ñuy defal contrat loolu kon nañu xam ni noonu la ñuy demandé léegi nag xam naa ni du ñàkk ñun ñii di féete ci patronato yi wala
nit sax léeg-léeg personnellement bu dee am nga lu mel ni ay pin personnel pin di nga ko mën a dugalal sa bopp waaye nañu xam ni du ñàkk fii ak ñi ay bés dinañ ci defaat waxtaan bu gën a yaatu xam naa ci réseaux sociaux yi pour gën leen a jox information waaye nañu xam ni noonu lay dëppee ñu xam ni aussi itam am na tam ñi nga xam ni donte am nañu këyit yi en règle mënees na leen a bañal demande bi ndax bu fekkee yàlla dogaloon na ñu nga am daan bu nekk sa ndod lu mel ni ay favoreggiamento immigrazione clandestina wala par exemple riduzione in schiavitù par exemple la nga jël nit noot ko xam nga sfruttamento del lavoro yooyu yëpp xeet yooyu maanaam bu fekkee yoon daan na la ci tribunal maanaam boo defee demande bi desu ko mën a kii waaye itam bu fekkee da nga amoon décreto di expulsione maanaam loolu du ci bokk mu lu mel ni feuille de via wala expulsione rek ñu jox la ni la génnal yooyu bu fekkee da nga am décreto di expulsione boo xam ni wékkuñu ko ci condanna definitiva waaw nañu parce que léeg-léeg xam nga nit mën nañu tase ak yow léeg-léeg mën nañ la def benn daan bu njëkk nga def ricorso nekkul daan bi du définitif dañuy aj daan bi buñ la joxee décreto di expulsione décreto boobu du valeur kon nañu xam ni yooyu bokk na ci li nga xam ni mën na laa xañ kii bi nu ñu koy wax mën na laa xañ këyit bi buñ la contestare tam reato previsto yi nga xam ni moom la articolo 380 loolu nag xam naa dinaa leen ko seetal gën leen ko yaatalal ak délito yi nga xam ni dafa jëm ci liberté personnelle wala ñu jàpp nit muy jaay lu mel ni xeetu drogue sinébar yooyu yëpp wala par exemple lu mel ni sfruttamento ci jaay nit par exemple jigéen ñi nga xam ne dañuy jaay seen bopp bu ñu la ci jàppee lu mel ni favoreggiamento wala immigrazione clandestina yooyu yëpp maanaam bés boo ci amee maanaam xeetu procédure boo defee demande bi dañ koy bañ waaye daal mel na ni yëf yi yaatu na waaw niñ ko bàyyee noonu nag xam naa ni bu ñu duggee ba dem fii nga xam ni moom moo di ci kiiw awla député yi lu ci ëpp da ngay gis député yi dañ ci yokk ay ñambaas ay mbir ci yooyu nag mën nañ koo gën a yaatal sax ba mu gën a yaatu kon nañu xam ni yëf yi maanaam lu nekk mën na cee ubbeeku kon nañu rafet njort te ñaan waaye waajal këyit yi nga xam ni moom mooy tax nit ki mën a déposer ndax nag ay carte d'identité yooyu yëpp mënul déposer maanaam passeport wala gën gaa yées boo demee ba amoo passeport au moins nga déposer carte consulaire bu ànd ak demande de passeport demande de passeport boo déposé bu nekk en corso di validità loolu daal yaakaar naa ni mooy li nga xam ni pour le moment moom la loi bi ëmbagum ñu xaar nag maanaam fii ak semaine gën cee am lu ñu leer waaye képp koo xam ni sa passeport dafa jeex na nga gaaw dem ci barabu consul yi ngir ñu mën la ko yokkal kon daal mbokk yi defe naa ni loolu tey jii moom moo doon li nga xam ni moo di loi bi jëm ci régularisation ñu bàyyi ci xel nag waajal ko bu baax te nag yaatal ko ba nga xam ni képp koo xam ni mën nga cee laay biir sa morom ndax nag dama koy wax saa su ne jël ay contrat di ko jaay wala di jënd contrat sax dafa wóor waaye ñun mënees nañoo organiser noo xam ni képp koo xam ni remplir nga conditions yi am nga kër bu yaatu yor sa njaboot surtout ñu yor njaboot fii parce que nag xam nga tey jii booy defar contrat il faut nga présenter conditions yi wane ni man kat damaa soxla ku ma liggéeyal sama kër ngir ñu mën a accepter kii bi waaye daal am naa yaakaar ni ndax tubaab bi soxla nañu xaalis soxla nañu ay nit yu am kayit pour dem liggéey donc loolu moom moo wund daanaka may kër gi waaye defuñu ko ci yërmande wala ci lenn dañ ko def ndax dañoo nekk dans le besoin ñi nga xam ne nag dañoo nekk ci secteur agriculture mooy xeetu tool yi
defe naa ni moom zone boobu moom bu say këyit baaxee boo amulee benn problème ku demande ñu may la ndax zone boobu ñoom ñoo tax ñu def loi bi loolu dafa bokk ci lenn loo xam ni pàcc boo xam ni démb mooy décréto rilancio bi nga xam ni moom la présidente Conte woote mu jàll nga xam ni mi ngi tolloo ci 55 milliards bokk ci émergence bi Cura Italia nga xam ni bari na yeneen xeetu jàppandal yu ci ànd yoo xam ni yu jëm ci yokkaat lii nga xam ni moo di bonus 600 € yi nga xam ni moom la nit ñi demandé woon ñi nekk ci secteur tourisme bi secteur agriculture bi ak maanaam partite IVA yi ñooñu dañ leen di fayat weer bi ñi jotoon a déposé weer bee ñu fayoon leen ñu xam ni weer bi dañ leen di fayat lenn rek moo ci xaw a lëndëm moo di xamaguñu exactement ndax dañuy dugalaat wala dañ leen koy jox automatiquement loolu ñi ngi xaarandi décréto applicativo bi pour xam yan instruction lañ ñuy jox waaye it yokkaat nañ ci ay bonus yoo xam ne dafa jëm ci njaboot yi lu mel ni reddito di emergenza ndax bii passé bi ñuy def décréto bi ñi doon liggéey rek dañu jàppale ak ñi nga xam ne dañ doon liggéey seen liggéey taxaw léegi nag yaatal nañ ko ba nga xam ni ñi nga xam ne liggéeyuñu woon te jàppuñu ci dara tam ñoo leer leen ne ku liggéeyu woon jamono ji am na ñi nga xam ne amoon ci liggéey ñu ngi ñàkk seen liggéey kon yow lu reddito di emergenza loolu pour nga mën ko déposer da ngay am li ñuy wax ISEE nag ñi ngi koy déposer ci CAF bi maanaam ISEE mooy sa situation économique bi nga xam ne moom nga am ci dëkk bi li ngay fayeeku ñi nga dëkkal ñëpp dañuy boole seen situation famille seen nucléaire familial boole seen situation économique def calcul bi en matière de li ngeen toll ak li ngeen généré maanaam ak li ngeen yor ci moo xam patrimoine immobiliare seen i oto yooyu yëpp ak seen compte bancaire yooyu yëpp la ñuy boole def ci benn calcul boo xam ne IMS moo koy def bu paree ci lay mën a wax sa ISEE nangam la toll loolu defe naa ne képp koo xam ne am nga fi njaboot war nga ko def léegi nag la gën a nekk une nécessité ndax daanaka boo leen xoolee ndimbal yi commune yi di joxe yëpp jëm ci wàllu ay bonus affitto jëm ci wàllu jàppale ba ci sax école bi ñi yor gone yi ñu dem école yooyu yëpp dañ lay laaj ISEE mu mel ni tam am na beneen bonus boo xam ni nekk na ci biir mooy bonus bi nga xam ni ñi nga xam ni dañ fi am doom defe naa ni doom ju nekk dañ lay jox de 80 à 160 € par rapport ak sa ISEE loolu ñi ngi xaar ñu définir charte yi pour nit ñi mën a xam exactement kañ lañ koy déposer même ñi nga xam ni sax nekk nañ Sénégal donte metti na waaye bu fekkee surtout nag ñi nga xam ni dañu bloqué wu Sénégal ñooñu war nañu mën a dégganteeg seen i mbokk fii ñu taxaw leen jàppale leen si parce que tey jii bu fekkente ni yow da nga bloqué Sénégal sa genn wàllu njaboot nekk fii yaakaar naa ni jaadu na nga déposé ko te it nag ñii fii dafa am àpp ndax defe naa ni ci mai bi lu mel ni par exemple bonus affitto bi le 18 mai lay arrêté mu di semaine bii ñu jëm ak yeneen yoo xam ni daanaka presque yëpp échéance yi ci mois de mai bi la ndax defe naa ni émergence bi ñi ngi comme mi ngi wàcc ndànk-ndànk defe naa ni bu ñu jëmee ci mois de juin bi léegi nag ñi toppatoo mooy ñi nga xam ni dañoo nekk ci liggéey bi moo xam seen liggéey nekk en crise wala ñu mel ni par exemple ñi nekk cassa integrazione parce que cassa integrazione bi ñi ñu yabal ñu ci bari faye ko guñu am na ñoo xam ne nag seen banque jot nañ leen anticiper lii nga xam ni moo di la ñu waroon a am lu mel ni par exemple ñi nga xam ni dañoo am ay compte Monte dei Paschi Unicredit banque yu mag yooyu wala même sax poste am na accord bu ministère def ak région bi ak parti syndicale yi pour nga mën a dem ñu anticiper la lii nga xam ni moo di sa cassa integrazione bu dee jotu boo ko jotul tam boo demee foofu boo leen laajee lu ñuy def ñoom dinañ la ko wax ndax sa ditaa daf lay jox li ñuy wax modello S41 boobu boo ko rempliré jël sa busta paga dem yóbbu ko si sa compte bancaire moo xam poste la
moo xam Unicredit la moo xam Monte parce que yooyu daanaka li tax ma tudd leen du publicité mooy banque yu mag yi nga xam ni daanaka ñoom boo fa demee en général ñoom dinañ la war a mën a fay facilement. loolu daal mbokk yi tey jii ci tënk rek moo doon li nga xam ni moo doon jëm ci régularisation bi ak décréto bi bu bees bi nga xam ni moom la président Conté def xam naa nag dama leen di delloowaat kàddu yi rek comme waxtu bi daanaka sës na soreetul takkusaan ba ñu mën ci waxtaan bu fekkee am na benn mbokk boo xam ni am na lenn lu mu bëgg a laaj rek disponible naa pour tontu ko jërë ngeen jëf wasalaamaaleykum.